salaamaaleykum waa Ñaari Tali Grand Dakar Biscuiterie yi maa ngi am mbégte ak contentement bu bëree bëri jàkkaarloog yéen lii nag boo leen ko gisee maanaam maa ngi ko tuddee li nga xamante ne moom mooy nuit de la culture NGB maanaam loolu boo ko déggee mooy guddi aaru Ñaari Tali lan moo ko mëbët mooy dama bëgg li nga xamante ne moom mooy doomi Grand Dakar yi doomi Ñaari Tali ñi nekk ci aar ñu am benn innovation bi nga xamante ne dañ koo war a am ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Sora Malick nii nekk sama wet di ndaanaan ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci mbim réew mu formé ay jeunesse ndaw ñi ngeen di gis nii ñu tëgg nii Sora Malick moo leen jàngal tëgg kon fii nga xamante ne fa lañ dëkk di Ñaari Tali di Grand Dakar di Biscuiterie yi am nañ ay jeunes yi nga xamante ne am nañ talent mais nan lañ mun a def ba jeunes yi génn man moo loolooy suma pas-pas loolooy suma yéene en tant que doomu Ñaari Tali en tant que doomu Grand Dakar Biscuiterie yi ma bokk tamit si yax bu rëy ki nga xamante ne moom mooy Samba Jabare Samb mooy sama maam Momar Samb di sama maam ah kon loolu su ma ko defee rek wareef la moo tax ma bëgg a def benn lancement après Korité bi nag mooy suma yéene ma def benn big concert bu mag a mag ki nga xamante ne moom mooy Atou di rappeur defi lu ne kenn moom jëmm ji kenn dootu ko présenté ñii dafa am li nga xamante ne dafa nekk ci ñoom tey ñoom bu ñu aayee ñun doomu Ñaari Tali ñun doomu Grand Dakar yi dañ leen war a jàppale ndaxte ñoom bu ñu amee lu baax lu munti am ci àdduna fii lay ñëwaat Sora Malick lu muy tëgg nii lu mu ci trophée bu mu ci mun sa am ci àdduna fii lay ñëwaat ndax fii la dëkk man bu ñu nee culture rek yemul Ñaari Tali mais dama gis ni dafa sooxe trop au niveau de Ñaari Tali Grand Dakar Biscuiterie yi su ma yéene mooy ma def benn big concert bu mag après Korité bi ma àndi se ki nga xam mooy Sora Malick ñoom Gunda Ndiaye ak ñoom sama papa Galas ak ki nga xamante ne mooy suma grand si moom laa waroon njëkkee tey jii nii muy Fara ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax Fara ma ñaan la nga jege si ma tuuti ndax waxtaan bi may wax bëgg naa si nga développé bu baax a baax Papa Ndiaye gisuma la woon bëgg naa nga jege si ma yow tamit ndax ñun comme ni ma koy wax rek doomu Ñaari Tali ñun ñoo leen war a dimbali man nag ndaw la dama si woo ñëpp pour ñu ñoo jàppale ma parce que li may def nii du lu ndaw Sora Malick mii ngeen di gis nii fayuma ko dërëm te ñëw na wuy si na ma ki nga xamante ne moom mooy ci aussi di manager ki nga xamante ne moom mooy Kuldis ah Kuldis moom tamit jeune la di def li nga xamante ne mooy innovation rap kon genre forme yooyu bu ñu ko amee ñun doomu gox bi ñun ñoo war a def le tout ba amal ko man su ma yéene mooy taxawal fii li nga xamante ne moom mooy concert bu mag képp kuy ndaanaan ngay xale mag ak ndaw nga yéeg man loolay su ma yéene parce que boo nee culture tailleur baa ngi si boo nee culture kii def tableau peintre mi ngi si kon ñooñu ñiy jël seen xaalis di si def kon dañoo war a gis seen bopp te aar bi bëri na ñi nga xamante ne ñu ngi si te ay doomu gox bi leen au passage maa ngi nuyu ki nga xamante ne moom mooy Major mu nekk série Adja amoon na yéen trop ñëw mais dafa ma woo mu ne ma empêchement moo ko jàpp dafa nekk si tournage kon genre yooyu noonu buñ ko amee dañ ko war a former defar ko moo tax damay jël kàddu bi rek ma gën a développé tuuti rek ma jox ki nga xamante ne moom mooy Fara Keita ah su ko defee mu gën a expliquer leen yëf yi daal Fara bismillah. Bon salaamaaleykum bon tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp Aba bon maa ngi jégalu aussi quoi maa ngi nuyu ñëpp tout d'abord kenn ku si nekk si turam ak santam. Bon je pense que sama taxawaay fii tey dina jaaxal ñu bari quoi mais bon Aba yow sama jeune frère nga quoi ñu dëkk fii man ak yow ci koñ bi tey jii man Ñaari Tali fii wala sama koñ sax ñu bëri damay romb ñu rek dem ñu bëri xamuñu ne man je suis un acteur culturel comprendre nga te yàgg naa ci quoi bon ñi ma jegee comme Atou xam nañ loolu quoi comprendre nga bon nag bon je pense que bëgg-bëgg yi benn la wax nga ko léegi na nga yow sa mëbët mooy nga développer culture NGB moo tax waral nga tuddee tey la nuit de la culture de NGB bon culture nag dafa yaatu culture li mu boole dafa bari c'est un ensemble de savoir culture
comprendre nga éducation ci bon bagage intellectuel ci lépp ci biir quoi bon sabar yi ñuy tëgg ak way yi ñuy def bon benn pàcc la ci culture comprendre nga bon man nag hip hop moo ma defar comprendre nga ci wàllum hip hop boobu laa lañ jëm xam nga ci xam na li may wax quoi tu vois ce que je veux dire bon en tout cas daal dis-toi que ni bon ñun ay acteurs culturels lañ ne te yow yëkkati culture Ñaari Tali moo la tax a jóg ñun defe naa ci lañ nekk comprendre nga bon maa ngi profiter sax pour di leen lancer benn message comme quoi que ni bon ñun ñu ngi préparer benn comment dirais-je benn projet culturel boo xam ne pour NGB la bon dem nañ ba am convention ak mairie Biscuiterie yi monsieur Djibril Wade ba finalement jox nañu centre socio-culturel Ñaari Tali bon léegi dañ ko bëgg a équiper def ci ay matériel bon ay sabar ay studio musique ay yëpp quoi comme boo demee ji hip hop wala nga dem MCI Wakam xam nga da nga fay fekk quoi léegi bon ñun Ñaari Tali Grand Dakar Biscuiterie yi quartier la boo xamante ni ñun dañu xam ci culture comprendre nga à travers le football xam nga football mënoo ko génne ci culture parce que culture la bokk bëri na ay kàngam comme ni nga waxee sànq Grand Bouki mi ngi fii ko ñu wàllu dëkk c'est un international ànd na ak Baba Mal fu ne def na tour du monde Leuz Média mi ngi fii comprendre nga ay Khalifa ñoom ñu ngi ci koñ bi ay Balla whatever dafa bëri su may lim duñ fi jógee comprendre nga mais daal bon dis-toi que ni yow li nga bëgg ñun ñëpp moom lañ bëgg bon man maa ngi lancé appel à tout doomu Ñaari Tali ak 11 Diables ñu ñëw xam nga nekk derrière Aba parce que gis naa booy vraiment motivation ak détermination bi nga am pour taxawal culture fii ci Ñaari Tali bon man maa ngi lay encouragé xam nga di la féliciter ci initiative bi nga jël gis nga nag xoolal def benn mbir pour man importance bi nekkul ci maanaam nga defee ko grand théâtre wala Sorano moo ci yem pour man le plus important xam nga mooy lan nga am détermination ak motivation pour taxawal lu mel nii lii bon parce que man yàgg naa ci culture li nga def nii man mosuma ko def comprendre nga 11 Diables tey jii ñu bëri ñi ngi mooy xool xam naa jaaxle nañ parce que li nga ma xamee mooy sànq li ma la ko wax rek romb nuyoo dem sama yoon mais culture man moo ma defar te xam nga d'ici peu de temps incha allah xam nga dinañ gën a yaatal nit ñi dinañu gën a xam quoi incha allah en tout cas booy maa ngi lay féliciter comprendre nga xam nga di la bëggee xam nga di la wax ni bon ñun ñu ngi sa ginnaaw yow loo foo woote rek ñun ñu ngi si ginnaaw quoi en tout cas merci beaucoup quoi. mag mat naa bàyyi jib réew ndax da nga koy wax góor gi sàmb fa mu ne yàlla na ko yàlla sa borom yërëm waaye dafa am lu ngeen fàtte dama leen ne waxtu wu mbooloo mi toogee ngeen di jàllale seen bopp di wane seen bopp mus leen seytaane ñaan soo koy def ndax nit ngi tàmbali loo xam ne xamul fan lay mujj ëllëg man maay grand Assane Mbaye am naa sama jumeau ñu tuddee ñu les jumeaux de l'artisanat Assane Ousseynou Samba Jabare Samb moomu ngay wax en 1954 moom ak alaaji Ablaye Naar Samb ak alaaji Kaan yi ak alaaji Assane Maroxeya ak alaaji Mët Sam ak alaaji Jabel Seck ak alaaji Yugo Fali Mbeng ak alaaji Bala Naar Mbeng mi papa yu Dun Njaay Mbeng booba ñun ay xale la ñu nekk ci dëkk bi booba rajo Sénégal benn oto la amoon en 1954 fekkoon na may jàng école kon bu ñu demee ba loolee ñoom ñooñee ñu bàyyi ñu ak loole yi fi ne tey ngay dox bay dox ci loolu mayam ci war naa cee sànni sama kàddu di leen xamal nag ne soyez les bienvenus bon débarras et sans regret tegal naa leen loo xam ne li man it damay won sama bopp ndax sama maam nee na ku la jàngoro ku la ko wàll moo la gën a feebar wolof laay wax te ala kulli al yéen ñi ndaw ñi waxtu wu ngeen di lijjanti loo xam ne àddinaa ko moom ak seen mbooloo bu ngeen gëstoo gis ci mag sant leen yàlla te xam ne magu kese du dem sans conseil ma leen di xamal ne ma soyez les bienvenus préparé naa leen benn espace communautaire citoyen bu ma leen tegal boo xam ne président approuvé na ko monsieur le gouverneur approuvé na ko te yéene ko moom buñ demee ba ca kanam danaa ko wax sawaay moom booy bee nga xam ne ala kulli lu mas a def moo ma ciy jàppale te it xamoon naa ne yéen moom loolu kon bon débarras et sans regret bés ni ki tey nag xam nga lu ma leen di xamal bu leen jaawale justice ak solstice ak gis-tiis ak dundu tiis dem ñëw. macha allah tër ci leen ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax ndeysaan avant tout maa ngi nuyu suma yaay suma xarit suma papa yow yaay sama lépp ñang baalo barki Serigne Saliou bu du woon yow tey jii fii duma fi taxaw sama baat ca kaw tey fii bu du woon jëmm ji sàcckat lay doon mandikat lay doon barki alxuraan jooy ma manqué wu ma yaay manqué wu ma baay kii ma defar ñang baalo bu fi taxawee dama ko war a jox kàddu mu
auzu billaahi mina seytaane rajiim laa xawla allaa xawata maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di wax ne tey dama kontaan ba mënuma wax ndax moom mii dama koy ñaanal yàlla rek xam ni sa kaw sa kanam rek maa ngi ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga àndal yal na yàlla sàmm leen musal leen ci seytaane te yàlla bu seytaane xam seen adresse ndax sama doom ju baax la mën na am nag lu nekk ci àddina ndax moom yaru na te déggal na ma te it wax dëgg yàlla amul lenn loo xam ne lii Abba daf koy def mu jaaxal ma parce que moom ci wàllu boppam gisuma loo xam ne lii rek daf may jaaxal ci moom fu ma tëdd damay nelaw maa ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm ko ci biir sàmm ko ci bitti ngeen bokk ko yéen ñëpp di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak sutura dama mënul wax nag waaye su ma mënoon wax dinaa wax lu ëpp lii ci moom parce que sama doom la joo xam ne ji macha allah tubaarkàlla ku ko duut baaraam ma duut la baaraam ndax sama xarit la sama soppe la sama kóllëre la sama koo xam ne kii macha allah jaaxaluma benn yoon kon yal na yàlla defal la jàmm may la wér ak wérle lii nga yóotu yal na kawe lu gën a kawe sa njort yal na nga ko am ci barke yaa Rasuulullaay te dinga ko am nag bul ragal dara bul tiit dara bul jaaxle dara lépp dina ñëw incha allahu rabbi maa ngi ñaanal mbooleem ñi nga àndal ñëpp di leen gërëm di leen sant. jërëjëf yaay jërëjëf yaay mais damay jox Atou rappeur bi mu wax moom tamit di doomu ñaari tali ngeen baal ma. bismillah salaamaaleykum waaw bon Abba idée bi nice na bu ñu waxee culture moom xam nga rap si la bokk fecc bi xam nga artisanal bi yëpp si biir la bokk kon donc ñun tam suñu rakk nga suñu frère nga boo ñu woowee di ñëw taxaw fekke ko. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp du yëgalu tamit ci guddee gu ñu guddee man juste rek benn message lay jàllale dañ ne ndimbal da ciy fekk loxol borom man waa koñ bi laay njëkk a waxal avant tout koñ bi Abba fu mu romb dina leen nuyu dina jàmm sant ak yéen dina kaf ak yéen dina bëre ak yéen kon bu woote woon 3 heures du matin sax war ngeen mën a ñëw toog ci siège bi bu dul dara ngeen soutenir ko man waa koñ bi laay waxal waa koñ bi laay waxal de surtout sama génération bi ñun toujours ñu ngi kaf ñu ngi ree ñëpp laay waxal mais nit ki da nga koy jàppale ci lim bëgg amuuram la loolu nga koy jàppale man may sant yàlla man dawal laa am sama dawal amuur la loolu laa bëgg ñu ngi ma ciy jàppale moom lii mooy amuuram nañ ko ci dimbali te yàlla tax toujours nit ki booy toog ak moom di ko siñ ay bëñ après bu xewlee dara tamit mooy tey bu sa kër doom tàq fii tey mooy njëkk a dem tubb suuf mbaa ndox sotti la toujours loolu laay wax man damaa dëggu quoi man noonu laa mel voilà yàlla nañ yàlla jàppale te defal ñu jàmm ci koñ bi nag ndax ñun ñëpp benn lañ solidarité bi la ñuy ñaan ci biir koñ bi ñun ñëpp benn lañ mais man moom toujours maa ngi ci ginnaaw man moom mbana laa lu ne maa ngi ca maa ngi ci ginnaawam bu soobee yàlla. Lamine vraiment bëgguma woon sax ñëwaat si loolu àdduna demee noonu waaye kii suma frère la encore c'est un animateur ndi ndaanaan di def lu doy waar ma bàyyi ko mu présenté wu moom tamit mu am na projet yi nga xamante ne moom tamit mi ngi si quoi maa ngi koy nuyu bu baax. salaamaaleykum waa koñ bi maa leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp avant de commencer juste ma leen di wax que ni da ngeen am benn jeune boo xamante ni nii vous le connaissez pas xamoo leen ko carrément. parce que boo leen ko xamoon carrément man je crois que waa koñ bu ñu ko xamoon tey jii nii dinañu wàcc fi ñi ñoom ñëpp ñëw toog déglu ko te xam ne li muy waajal du pour moom kese mais pour population Ñaari Tali la. parce que Ñaari Tali dafa nekk benn cité boo xamante ni nii lépp looy wër ci wàllum culture am na fi Ñaari Tali am na guitariste Ñaari Tali am na ay danseurs. Ñaari Tali am na ay DJ am na ay chanteurs mais ñooñu ñëpp waa Ñaari Tali xamuñu leen pourquoi parce que Ñaari Tali culture bi daf fi dee te lu waral loolu je crois que ni ñi nga xamante ni ñoo war a gëstu culture bi
gestu wuñ ko ñi nga war a xamante ni aussi tamit war nañ dox ci culture doxuñu ko moo waral culture bi dee ñaari tali. donc nag bu amee benn jeune boo xamante ni nii dafa mel ni Abba ñëw bëgg fi teg loo xamante ni nii dina bokk ci loo xamante ni nii dina suqali suñu culture donc dañ ko war a appuyer jàppale ko. man bi ma dëkkee ci koñ bi yàggul mais dafa ñëw wax ma projet ma ne ko li ngay teg nii c'est quelque chose boo xamante ni nii man bëggoon naa ko teg ñaari tali mais le moment n'était pas encore venu donc vu que ni gis naa benn doomu ñaar tali boo xamante ni nii il a les mêmes idées que moi donc du ma def lu dul appuyer ko yokk ko xalaat yokk ko sama doole s'il le faut ak leneen ak leneen donc nag événement bii nii duñ def lu dul woo si waa ñaartali yëpp qu'importe parce que événement bi du événement wu jeunes yi kese événement wu jeunes yi événement wu paay événement wu mairie événement wu xale yi la événement wu population ñaartali yëpp la donc maa ngi leen di ñaan ngeen jàppale ko te yàlla tax parce que lii nii bu demee ba jàll ça va être quelque chose boo xamante ni nii ça va être loo xamante ni chaque année day am mais il se suffit que première bi réussir te man gëm naa ni ak appui waa ñaartali bi parce que ñaartali dafa neex pourquoi ma ne ñaartali dafa neex parce que ñaartali dañ mën sot parce que booy xool nawetaan ñaartali dañuy sot lutte ñaartali dañuy sot tu vois donc nag culture yamul ci loolu kese y a autre chose am na lenn loo xamante ni nii war na mën a tooyal suñu xol ñun ñëpp waa ñaartali da ngay xool à chaque fois bu fête amee da ngay xool ñaartali bi day vide muy 24 muy 31 décembre tu vois des personnes yoo xamante ni nii solo nañ ba rafet mais amuñu fu ñu dem ils n'ont rien à faire ils seront obligés ñuy balader wu ci ñaartali bi mais loolu noonu war na mën a ñaax te pour mu ñaax il faut que mu am ñoo xamante ni nii tu vois c'est des bonnes volontés ku mel ni Abba am benn esprit boo xamante ni nii esprit de développement la parce que lii bu demee ba antu ñun ñëpp ñoo ci bénéficier wu bu demee ba génn kenn du wax Abba dañ naan waa ñaari tali te loolu noonu suñu fierté la ñun waa ñaari tali donc di wax jeunes yi tamit ñu jàpp ci bu baax parce que àdduna kenn bonul ku ci nekk am na benn yoon boo xamante ni nii moom la yàlla jagleel donc ñun ñëpp bu ñu amee même conscience je crois que dinañ mën a jàll amul kii day def lii walla kii day def lee walla kii day def lee parce que nit bonul nit mooy bonal nit nit musul bon nit mooy bonal nit donc nag côté boobu noonu maa ngi ñaan aussi tamit waa koñ bi ñu ñaax ci bu baax yenn jeunes yi tu vois parce que nit ay garabam amul leneen lu dul nit donc franchement maa ngi leen di ñaan ngeen may loxo Abba mii le vrai pour que mu gën a mën a réconforter wu incha allah pour que événement bi gën a mën a jaar yoon maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Esaan maa ngi lay kontaanee bu baax daanaka wax nga lépp ma bañ a téye gars yi mais di encore une fois di leen waxaat rek su ma yéene rek moom mooy képp ku nekk ci aar nga génn réew mi xam la man loolooy suma yéene loolooy suma objectif yemul rek au niveau de ñaari tali parce que booy xool suma plateforme sama émission yi may def fi nga xamante ne moom mooy Wéeruwaay TV émission yu bëri yu may def en tout jeunes yi la certes que ni am na ay artistes yi nga xamante ne nit ñi xam nañ leen mais man jeunes yi ñi nga xamante ne réew mi xamaguñ leen man ñooñu laay dem di jëli di def ak ñoom émission loolu bu ma ko defee nit ñi xam leen mais ñoom si loolu seen avancement la innovation la loolu day gën a tax ñoom li ñuy def ñu gëm ko man loolu lay suma objectif man damay tàllal suma loxo encore une fois tey taxul ma wàccee suma loxo tey laa gën a dëgër tey laay gën a wane suma jàmbaarte que li ma sóobu nii ma ànd seeg Sóora Malick ñoom Guna Njaay surtout Sóora non du ma bàyyi damay dem ba jeex tàq tant que taxawlu ma ko fii man Abba le vrai
kon xanaa ma changé sama tur def Aba le Fodé moo tax foofu laay jaar. am na koo xam dama koo fàtte muy Boy Dakar xëy na feebar tamit moo ko dab loo tax mais kon mi ngi fii nii kenn du ko fi jiitu suma xarit boobu noonu suma deret la nekkatul suma xarit nii léegi suma waay la suma deret la sama grand frère la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla wéral ba mu jóg am combat yëngalaat ñaari tali di gërëm suma jigéen Aïcha ñii ay rakku Boy Dakar leen ñii ñu ngi jóge ba koñu bata ba heure bi ñu toog fii nii fonk naa leen de tey laa leen gën a jàmm tey jii laa leen gën a jàpp sama xol sedd na trop merewuma kenn nag on jàpp sama baat ci kaw balaa ngeen di xëy di wax merewuma kenn cat ba cat tey laa leen gën a fonk su ma leen rombee tey laa leen gën a jox cër bi ngeen moom barki sëñ Saaliw ñoom Anta sama jigéen ak say copine maa leen di nuyu bu baax a baax a baax Anta ba nga fi dugg see yàggul mais danga maa jàpp nga bëgg ma bëgg la te yàlla tax yàlla na la yàlla defal jàmm di nuyu waa mafia Sow bi di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax kontaan naa ñoom Ahmed vraiment respect à vous waa cag-cag waa rang mi gaaw maa leen di bëggee bu baax a baax di kontaan si yéen waaye xam naa damay ñëw jeexal rek di lancer waat appel ki nga xamante ne moom mooy Wally Ballago Seck le pharamoine de la musique sénégalaise Wally dinaa ñëw sa kër seet si la nga jàppale ma Pape Diouf dinaa ñëw sa kër seet si la nga jàppale ma après dinaa teg benn plateforme boo xamante ne képp ku bëgg a inscrire si concert bi fa ngay jaar am li nga xamante ne moom nga bëgg siisuma kenn képp ku nekk si aar yaa ngi si biir nga dëkk Onze Diab bëri na ay artistes tey ñooñu man dinaa leen génnee bu soobee yàlla ak yonent bi réew mi xam leen waa 2STV El Hadj Ndiaye dinaa ñëw seet si la maa ngi lay woowaat encore une fois Bougane Gueye Dany dinaa ñëw seet si la maa ngi lay woowaat nga ñëw jàppale ma di tàllal sama loxo artistes yëpp nga ñëw jàppale ma si li nga xamante ne moom laa bëgg ndax boo nee culture woo nañ ñëpp tailleur yi woo naa ñëpp incha allahu rabbi défilé de mode dinaa ko def fii si ñaar tali képp kuy tailleur nañ teg benn plateforme nga inscrire li nga xamante ne moom ngay def di art di culture nga génnee ko askan bi xam ko waaye di nuyu waale bu baax a baax ma dem ba ma ko nuyu suma xarit ki nga xamante ne moom mooy Sidiki Diabaté maa ngi lay def nuyu bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Rimka di tailleuram bu ñaawul boobu Sidiki dinaa la woo WhatsApp nga ñëw jàppale ma mi fii ayca sama gars yi kontaan naa bu baax a baax waa wéeru waay attention moomoo xaalis bu bëri la ma jox siège yi ngeen di gis nii moomu moo ma ko fayal ak ma penda maa leen di kontaanee bu baax a baax di ñaan nag yii di ñëw yàlla na dàq di nuyuwaat bu baax a baax Farat Aïcha kontaan naa bu baax Ndey Fatou Ngok Fatmata borom ndekki neex yi maa ngi lay kontaanee Ndey Fa maa ngi noonu doomu Ndey Awa Ñang suma yaay encore une fois yàlla na sa jàmm yàgg yàlla nga dem ba fekkee suñu njëriñu ñëpp bañ lay teral di la yóbbu Màkka si barke sëñ Babacar mi nga yaakaar waaw kontaan naa trop tey waaw jërë ngeen jëf